asalaamaaleykum mbokk yi seetaan ci Sen STV ñoo leen ñuy béggee di am contentement si suivre bi ñu suivre suñu chaîne Sen STV tey ñoo suñu émission xew-xew ñu amoon si ay thèmes yu ñu fi waroon développé ñu invité woon nag suñu naataango Aziz Camara ak Bekay Daffé ñu bàyyi Aziz Camara mu présenté wu. waaw asalaamaaleykum téléspectateur Sen STV donc ñu ngi amaat contentement ci invitation bi nga xamante ne ci thème yu am solo yi ngay développé yi ngay indi pour ñu développer ci waxtaan ci ba d'accord ci ay consensus mu nekk njëriñ boo xamante ne aussi nit ñi képp ku ñuy déglu di nga ci for njëriñ di wax ne tamit amaan nañu contentement dajeeg suñu naataangoo Seexal Bekay ñu ngi koy jaajëfal di ko ñaanal yàlla bu baax yàlla defal ko tawfeex defal ko taysiir télé bi tamit yàlla defal ko tawfeex ak taysiir ba lépp lu ñu fi bëgg aussi yàlla jëmale ci kanam incha allah. waaw jërëjëf Aziz di la fay nuyu bu baax a baax di wax ne asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu waa Sen STV leen nuyu ku nekk tur ak sant moo xam mag ndaw góor jigéen bàyyi ñu kenn di nuyu Mambo di jaajëfal di kontaan ci plateau bi nga xam ne foofu fi nga ñu invité di profité aussi di wax ne déwénati leen baal nañ leen xàq yàlla nañu yàlla boole baal Aziz maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax ba beneen question incha allah. waaw tey nag thème yi ñu fi bëggoon a waxtaane premier thème bi moo nekkoon ñu gis ni tey série yi faral di daw suñu télévision yi série yi nekk na série yoo xam ne dafa doy waar si population bi loo xam ne ñoo koy seetaan ndax suñu tante yi suñu bàjjan yi suñu doom yi wala suñu rakk yi ñoo koy seetaan te culture boobu noonu ñuy faral di gis série yooyu noonu bokkul ak dëppoowul suñu culture léegi loolu noonu aussi ban jàngal ngeen si mën a am aussi ndax série yooyu lan la mën a yàq suñu population bi. waaw alhamdulilah Mambu question bi nga indi nii dafa am solo trop donc man li ma wax mooy ni teg foofu suñu tànk ñu jéem a jëfe li olof Njaay wax nee na booy dem ba xamatoo fi nga jëm na nga dellu fi nga jóge mooy lan mooy bu njëkk ñun sénégalais yi théâtre lañ xamoon te théâtre bu njëkk daraam ak comédie moo amoon ñaar yëpp nekkoon ay facteurs yoo xamante ne maanaam képp ku ci seetaan da nga ciy gis sa bopp ndax li ñuy doon jouer théâtre bu njëkk boo xoolee mooy li la sa papa doon tere soit que li la sa papa bëggoon nga doon ci la lay wax mu nekk lu ñuy théorie nag mais théâtre bi mooy ñëw tegal la fee nga jàng ko des fois da ngay seetaan théâtre sa rongoñ tuuru ndax da nga yëg ni yow li ñuy jouer nii dëgg lii nii am na sens dëgg. mel ni seetu daal mel ni seetu da nga si gis sa bopp. voilà théâtre bi bu njëkk da nga doon seetaan di ci seetu. mais lay xoolal téléfilm ñuy indil. suñu diine mayuñu ko. suñu aada sax laa la wax. ñun sénégalais suñu culture xamuñu loolu. dëgg la tubaab bi ñoo ko doon joué bu njëkk. bu njëkk ñi ko doon joué théâtre yi yooyu da nga doon nit ñu weex ñi garaaw loolu la doon wax. mais tey bu ñu demee ba ñu xam ne indil nañu système mu nit ku blanc bi. jéem na koo joué amul impact ci population sénégalaise bi. donc il va falloir que ñu xoolaat ñoom lan lañ ko mën a def pour instaurer ko ci biir sénégalais ci biir xolu sénégalais yi. léegi nan la ñuy def. ñu ne nañ uti ay sénégalais comme ñoom. ñoo xamante ne conscient wuñu seen bopp. noonu laa ko mën a tuddee. ndax am na benn artiste bu ma pour ne pas citer son nom. déglu nañ ko fii. ñu ne fay nañ ko xaalis bu dul jeex pour mu jouer benn rôle boo xamante ne rôle góor jigéen la. mu bañ ko. parce que lu tax mu bañ ne moom dafa xam ne ngoram ak diineem. mayu ko pour muy jouer ay rôle góor jigéen. donte ñenn ñi bu ñu jàppee ne sa été la. mais pour moom. si instance am àggul foofu. léegi nag bu dee yow dañ lay jouer le rôle boo xamante leer na lii. dëgg-dëgg boo ko joué influence la ci say rakk mun na influencer sa rakk mun na influence ci sa doom yow boo muccee sax ni nga aaree sa bopp yow xamoo ndax tey nañ waxte dëgg possibilité yaa ngi fii disponibilité te disponible na internet baa ngi fii kenn ku ne sa néeg wala sa salle de bain wala sa douche ba sax nga koy seetaanee kenn du xam ne yaa ngi seetaan léegi nag problème boobu noonu man dama jàpp ne dafa garaaw ci population sénégalaise bi surtout ñi koy seetaan di ko roy. da ngay gis benn kër goo xam ne da nga fay dugg. ba léegi nag am na nag quoi qu'on puisse dire am na théâtre yoo xamante ne wala même am na des feuilletons yoo xamante ne wala téléfilm yu naa ko mën a tudde yoo xamante ñu ngi ci biir Sénégal. boo ko seetaanee da ngay gis njëriñ. mais li gën a catastrophe mooy jigéen bu demee ba moom amatul kersa c'est dangereux. jigéen bu toogee bay wax ne
maa ngi baax suñ ma sottiwul ndox damay lakk. loolu c'est des langages codés yoo xamante ne ñëpp xam nañ képp ku bëgg a seetaan di nga xam li mu bëgg a wax. su ma ko ubbilee mu dóor. Sénégalais yëpp di la déglu di la seetaan. même bu dee personnage ngay incarné. quoi qu'on puisse dire. loolu du njàngale gu baax. nit booy roy da ngay roy ci lu baax. lu bon kenn du ko roy. booy jàngale da ngay jàngale lu baax loo xamante ne dina été. loo xamante ne képp ku ko déglu dina ci gis boppam. xam ne lii nii kat dama cee war a roy mu roy ca. mais bu dee lu bon ngay jàngale. mais ku ciy roy tamit yaa ko jàng instauré mbon googu. kon Sénégal nañ bàyyi naan non ñii film rek la ñuy joué déedéet d'accord ma ak ñoom ñi koy wax film rek la ñuy joué wala théâtre rek la du seen jikko déedéet ñu ngi influencé ñu ngi yàq loo xamante ne xamuñu ko. yonent bi sallallahu alayhi wasallam xoolal rek pour jàngale yonent bi sallallahu alayhi wasallam nu mu amee solo yow pour nga gis nit kuy njaaloo ndax nit sax mun naa gis nit ku njaaloo pour bëgg rek yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi lay jàngal ak yàlla pour woon la ne nit war naa muus boppam. sutural boppam yaa ngi dégg ba mbon mu bañ koo fësal. xoolal njaalo lu ñu la wax ñaata nit ñoo fa war a fekkante. yaa ngi dégg ci ñoo xam ne yëgante wuñu ñoo xam ne duñ gisante. kon kan mooy seddal nit loolu. mais bu ñu demee nag ci télé yi ñëpp di seetaan ngay wone mbon di ko jàngale kon y a problème. kon nag man li ma ci mën a wax mooy di tënk mooy. lii film yi nga xamante ne moom la ñuy def yenn film yi. pour ne pas citer des noms. vraiment du culture Sénégal diine na nangu ko religion la religion nangu ko lu war a defar sa fond ak sa forme. ndax baatu religion ça vient du mot relier. lan la ñuy relier sa fond ak sa forme. donc nit ki boo bëggee am équilibre dans la vie faw sa fond ak sa forme méngoo. mais benn bu ne rek bu ñu synchroniser wu rek yow da ngay am déséquilibre. doo am équilibre dans la vie. des fois nga jëf-jëf yoo dañu naan est-ce que jinne dugg ko jinne duggu ko. parce que la ko war a dimbali intérieurement raxas ko defar ko. ba mu am nite googu. ba mu lépp loo xamante ne dafay ñëw ci jëmmam dafay refléter doon acte bu baax. li ko war a defar moo ko defaru travail ko donc loolu nag religion rek moo ko mën a am. ak aussi li suñu maam yi bàyyi woon. ndax tamit buñ ko xeeb. diine bi mu ñëwee Sénégal mun naa ne yàggul noonu. mais suñu maam yi amoon nañ ngor. amoon nañ dignité. ana Aline Sitoé Diatta. dafa bañ ba dee. ana ba suñu maam yi. ngor lañ amoon. kon lu xew lan moo xew. parce que dañoo jël ay culture jàmbur. bu ko instauré. ci suñu culture te méngoowuñu ak loolu seen vie yooyu. mais boo demee ci nasaraan ki maman tu mens wala papa tu mens du dara ci ñoom. mais dara la ci ñoom. kon bu leen xeeb loolu. yu sew yooyu gis nga nit da ngay maanaam. képp ku wàcc àndam. ànd boo dem fekk fa borom. kon nag man loolu laay wax di ko ubbee. di bàyyi ba ci kanam aussi. di wax ne thème bi aussi nit ñi dañ cee war a def réflexion bu baax a baax. ndax Sénégal toll na foo xamante ne corona bi kese du moom rek la ñu war a xeex Sénégal li ñu war a xeex bëri na. corona bi lu tuuti la ndax jikko képp koo xamante ne yàqu na ci réew rek mooy réew nga feebar na te Sénégal dafa feebar. kon nag wasalaam loolu la amagum lu ma ci waxam. Bécaye nga développé li nga wax am na solo trop. wax dëgg yàlla li nga fi développé am na solo. waaye nag man moom ni ma ko jàngatee mooy que man pour man ay lobby la rek ay genre lobby ñoo nekk ci ginnaaw li nga xam ne moom mooy li fiy xew jamono ji tey. parce que da ngay xool ci léegi ñu ci bëree bëri ci jigéen ñi. wane seen awra léegi du dara ci ñoom. voilà lu wane seen awra du dara ci ñoom même ñuy jouer ay clip même ñuy yone seen awra la ñuy choisir. ñu du sax série yi. ñi nga xamante ne ñu am meilleure note. wala ñi nga xam ne ay mannequinat la ñuy def ak yooyu la ñuy jël. parce que ndax ñoom ñooy wane seeni awra. ñooy wane seeni yaram ndax jigéen kat. yaramam lépp moom awra la. waaw boo ñëwee ba di ci wane say pooj ak di ci wane leneen nag kon wane nga sa awra. loolu la ñuy def te léegi dañoo nekk ci biir Sénégal boo xamante ne dañuy dëggal fen. dëggal fen ba pare néewal maanaam ñàkkal solo li nga xam ne mooy diine islam bi. ba pare kattanal li nga xamante ne mooy ñàkk fayda yu fii wane jamono ji lii du dara comme Aziz nu ko waxee lii du dara dafay yomb. xam nga lan moo ñu sonal ci loolu. parce que Sénégal dañoo yore benn
benn ton bu nekk seen biir xel chaque fois dañ koy doxantoo di ko yeewoo di ko fanaanoo moo tax ñun chaque fois lii dul dara daf ñu yomb nit bu doon feer bay bëgg a dee boo ne ko ndax yaa ngi tane daan la maa ngi tane Sénégal fii du dëgg boo gaañoon nit ki donte moom daf xolam day jeex boo ne ko kii danaa la garaawul aha kay garaaw na pourtant garaaw na mais garaaw la lay wax dégg nga boo tooñoon nit léegi-léegi nga ne ko baal mooy la amul problème te pourtant boo demee mu mujjewu la dégg nga bu ñu toogee toogaayu mbedd tey jii nga romb ba dañ lay jëw maanaam dañ lay topp balaa ñu lay bàyyi dafa fekk keneen a romb ñun culture boobu moo ñu sonal moo tax ñun dëgg du fi sax maanaam du fi dox boo waxee dëgg sax dañ naan dof nga dégg nga lu baree bari boo ko waxee sax ñu ne la li amul solo te pourtant Cheikh Serigne Cheikh Al Maktoum daan na wax lii dina am jamono boo xamante ne dinañ ñëw ba nga xamante ne culture bi ñuy topp mooy ëpp doole li nga xam mooy diine bi te jamono yooyu lañ toll jamono ji léegi nag tubaab yi lii yëpp ñoom ñoo ko doon def ndax lii yëpp ñoom lii lañ bëggoon te tey agsi nañ ci démb la woon tey ak suba démb weesu na tey la ñu nekk nañ ci profité balaa moo wees waaye suba lu mat a bàyyi xel la léegi nag tey lañ nekk nag démb la woon démb tubaab yi li waral loolu dañoo ne ni nañu toj kaaba gi nañ leen sànni bomb toj kaaba gi ñu ne déedéet bu ñu defee loolu guerre mondiale mooy am te dootul fay ba abadan ilaa yawmi din ñu ne kon nu ñuy def nañ leen génneel système bi mooy lan nañuy dugal ay film ci ordinateur yi bu yàggee fii ak ay un siècle seeni doom ñoom dañ koy xam dañ koy maîtriser mooy whatsapp bi internet bi portable yeeg téléfilm yi fu mu toll nii xale yu ndaw yi léegi mën nañu vocabulaire déjà te jànguñu ko école xale yi mën nañ daa étudier rapidement mën nañu analyser sax xale bu ndaw day seen taxaw ne la ni papa yaa ngi def loo xamante ne waroo ko def de papa yaa ngi gis naa sama papa fii mu dem di dugg ci kër diw xale bu am sañ-sañ def loolu xale te lu ci bëree bari seeni waajur yi ñoom ñoo leen di kàttanal ci loolu dégg nga léegi nag tubaab yi ñoo ne ba nga xamante ne léegi jàngal nañu comme ndax kat ku ñu jàngal dañoo ne boo mokkalee ber sa daara tey nag Sénégal foofu la tool Afrique dafa mokkal di ber daaram dañ doon siraan ci série tubaab yi jamono ban heure la daan am 19 heures la daan am heure julli 14 heures day am rediffusion heure julli la fajar ñu tegal la ay émission yoo xamante ne du mënoo ko raté heure julli la dégg nga 5 heures ñu tegal la football góor yàlla yi fa la ñu def moo la ñu siraan heure julli la kon heure julli yëpp lañ jël def ci seen i émission ak seen i série ak yooyu noonu bu ko defee doo amati temps léegi boo amul temps yow sa doom mënoo koo jàngal dégg nga yow même bu dee jàng nga yow boo amul temps sa doom mënoo ko jàngal léegi sa doom xam na lay xam série yooyu lay xam foofu lay jàngee film yooyu lay xam internet bi lay xam amatul jot dara dégg nga balaa moo am xel sax pour def dara rek defee heure julli jot na ñun jamono jooju lañ toll tey tubaab bi jàngal nañu ba ñu mën moo tax léegi théâtre bi fay na booy théâtre sax dañ naan yow da ngay théâtre téléfilm yi la gaa yi xam léegi série yi mooy lan da ngay mën a sol lu sexe mën a wax boo xamante ne bu vulgaire la ndax nga mën a def buzz ndax jamono ji loolooy buzz xam nga ñun yonent bi dafa buzz ci alxuraan loolooy buzz dëgg bi ñun bu njëkk bi looloo amoon nit ñu mag ñi yëpp ñoom sëñ Tuubaa ak ñeneen ak ñeneen dañoo buzz ci alxuraan léegi nag loolu yëpp ñu jël ko ñàkkal ko fayda ñu ne amatul solo li am solo mooy lan léeg-léeg nit def kawteef mooy kawteef bi ngay dégg saaga président ñu ne buzz na xew na ci jamono def nga sa jaay nga sa bopp kon lu fi xewoon fële temps yee passé ci dëkk boobu ci ginnaaw kii bi stade bi dafa xewoon xale yi bës nañu bu ñu génnee dañuy siiw nga def benn kawteef yu génnee sa awra wala def leneen la nga bëgg ñu tëj la prison boo génnee da ngay siiw ñëpp xam la te li waral loolu mooy lan boo ko defee ay passeport mun na la cee fekk mun nga ci am passeport parce que lobby yi nga xamante ne mooy formation yi nga xam ne ñoom loolu la ñuy bëgg ñoom kuy jaay fit bu rëy wane sa bopp wane say awra wan ne kat diine amatul solo lu waaye neex def
ñoom dañ lay protéger buñ la tëjoon léegi-léegi ñoom ñooy jaar suuf corrompu état wala corrompu ñi nga xam ne ñoom ñoo yor suñu jumtuwaay corrompu leen jox leen xaalis bu dul jeex parce que kat ku la abal bët nag fu ko neex ngay xool nag sa waay fu ko neex ngay xool lobby la gis nga lii yëpp di xew nii lobby la parce que moo tax parce que tey jii booy wane dëgg ci biir internet bi kenn du ko seetaan ay nombre de vie da nga koy calculer mais boo wanee kawteef gisoo léegi même bu dee nit day wane benn mbir day affiché beneen mbir bu bokkut ak loolu bu dee wane beneen mbir boo xamante ne day bind lu garaaw titrage bi bind lu garaaw su ko defee ku koy xool parce que ñun ñii dañu yàkkamte gis lu yéeme lu bon lañu yàkkamte gis tey jii bu doon diine la ñu doon jàngale léegi-léegi war di jàngale chrétienage bi lu mën a jàngale lu baax rek duñ ko seetaan mais buñ affiché carrément dañuy xam ne carrément que ñun lu bon la ñu bëgg seetaan buñ affiché carrément ne ah kii da doon jaay boppam rek nga ubbi te boo ubbi ñu am vie te doo fekk loolu maam nax nañ la parce que xam nañ ne ci loolu ngay dund ñun looloo ñu delloo ginnaaw tey dañoo dëggal ay fen tey jii fii suñu réew bi néewal doole li nga xam ne mooy dëgg ñàkkal fayda li nga xam ne mooy diine l'islam kattanal li nga xamante ne nag moom mooy lu mbon la parce que fu ñu ko tënk mooy lan chaque fois sénégalais dafa baaxoo di wax naan yàlla baax na waaye yàlla bay sa tool parce que li tamit yàlla bay sa tool gisa yàlla boo ko ñaanee taw sax bu la sottilee taw ba pare donte da ngaa jiw bu koy saxal da ciy génne waale ay ñax yi moom moo koy saxal ba pare boo moytu ñax yi sax ñoo njëkk a màgg jiw boobu xamul tax loolu du ci dara de daa bëgg nga ñàkk jëriñu daa bëgg nga góob nga dindi ñax yi ndax nga mën a ñàkk jëriñu dégg nga parce que kat lépp looy def na ci fekk loxoy borom ñun nag tey nag ñun loolu moo ñu sonal booy wax dëgg nag nit ñi ñàkkal la fayda boo fenee ñu teg la ci kaw ñu ne diwa ngi bës ñi fi bës yëpp tey daal mooy ñi nga xam ne dañoo taxaw ci kaw li nga xam ne mooy dëgg teg seen tànk ci kaw dëgg taxaw ci li nga xam ne mooy fen fa tabarakallah macha allah seen analyse yi rafet na Abdjiz Camara ak Bécaye ñu gis ne dañoo jël benn solution mooy lan ñu def ko moins de 18 ans ñu gis ne est-ce que loolu aussi solution la pour mën a arrêter bon boobu noonu ñu bëgg feeñal wala lan parce que su ñu demee ba ne moins de 18 ans ça veut dire que am na ay séquences yoo xam ne séquences yooyu noonu xale waru ko seetaan waaw sama jàngat xale waru ko seetaan su ñu demee ne ba ne moins de 18 ans ba pare nit di mën a am accès di seetaan boobu ndax fekk internet la kenn mënu ko contrôler suñu doom yi dañ koy seetaan nag ku nekk yor nga sa portable connexion internet wala nga jënd pass léegi loolu noonu est-ce que solution la pour mën a arrêter bon boobu noonu pour nit ñi bañ seetaan wala aussi pour nax population bi la wala. waaw xam nga. lu gàtt rek. waaw lu gàtt bi bref rek. donc man xam nga ci xel rek ko xamante ne mu ngi xalaat. mbon rek la. amul mag amul xale. mbon moom bu ñu demee ba koy tere xale. war nañ koo tere mag. parce que xamu da ndax ku mag tey bu dee yow ngeen baal ma ci baat bi. parce que bëgguma bokk sax ak ñoom ci ay langage. mais par exemple tey ñu toog ci salle. film mu ne takk wala boog téléfeuilleton yi di daw. nga gis benn xale boobu bu jigéen par exemple. ci fan yi rek ñu ngi koy seetaan. ñaari rak mag ak rakk bokk maanaam koo xamante ne ñaari koo xamante ne nu mu tudd jëkkër joo xamante ne dafa bokk. ñaari sœur. maanaam di sëy ak kenn ki nekk maîtresse am. yaa ngi dégg. mais yow mi nga xamante ne yow yaa ngi koy seetaan. mun nga dem mucc ji. mais sa doom bu dee mu ngi koy seetaan moom muccut te tamit gis nga comme ni nga ko waxee léegi rek gis nga mbon moom amul mag amul xale amul ndaw mais nag dama bëgg àddu sénégalais ñi ci ëpp bokk ñi ci ëpp dañ leen injecté mbir mi mais du luñ bëgg xam nga des fois sénégalais dina wéet amul lu muy def lii yëpp gis nga ñàkk am loo def moo tax wóorut dans la vie nit bul jël sa temps rek di ko passé ci ay internet bi ci ay télé gis nga tubaab bi ñoom sax dañoo am heure yoo xamante ne sax heure yooyu la ñuy naan café heure yooyu la ñuy pause heure yooyu la ñuy connecté heure yooyu déedéet mais ñun africains yi moom à tout moment ñu ngi ci téléphone yi ñun actuellement ne dañoo war a sabab lu xool xam ne avenir u dëkk ñi fa dëkk ñoom rek a ko mën a defar te nag du ci ay médias yi la ñuy defaree suñu réew mi bu ñu bëggee mu jag foofu ñu uti xam-xamu technologie baax na xam-xamu science baax na xam-xamu mathématique baax na
xam bépp loo gis ne rek mun na jëmale réew mi kanam nga war cee mun a instaurer pour jàng ko dama jàngi ko loolu moo ëpp solo mais gis naa diw muy dundee nii belle vie bi la am waaye da ngaa xam lu tax mu am ko ma ne des fois jigéen dañu ko may benn matériel bu cher fekk bu la waxoon nan la amee matériel bi da ngay xam ne moom amul matériel bi waaye matériel bee ko am waaw ndax mun nga ñëw ci góor mu jënd la benn 4x4 range robe may la ko fan yii rek ñu ngi koy wax 40 000 yoo xamante ne ay mineurs yoo xamante 14 ans lañ am ay nit yóbbu leen fi Mbuur fanaan loolu leen jox leen 40 000 ñoom amuñu liggéeyuñu 40 000 yi waaye 40 000 yi moo leen liggéey parce que ñoom buñ toggee war a lekk 40 000 yi xalaat ni ñoom kat seen yaram lañ joxe seen yaram lañ joxe pour mun a am 40 000 mais c'est dommage boo demee ba boo bëggee dund sa yaram ngay dagg di ko jaay pour mun a dund loolu c'est catastrophe te nag théâtre yii nii nga baal ma rek ma résumé rek feuilleton yi télé yii ci mbon gi rek la ñuy yóbbu suñu sœurs yi xamal leen ne kat yow gis nga vie de luxe bi da nga war a changer yaa ngi comprendre parce que gis nga boo nekkul ci jàppason bi wala boog boo doo am belle vie bi fekk loolu yëpp ay kàcc la sëñ bi dund barkee ci am solo sa lépp bu barkee rek sa àdduna léppay jag donc maa ngi joxe conseil suñu sœurs yi xamal leen ne li ñu leen di wone ci télé yi loolu amut du ay réalité c'est des fausses idées fiction la te képp ku ci dugg billaahi di nga bëgg a dem ba à la fin di nga wét jooy xam ne la ma nekkoon da mbon la te bu boobaa rëccu dafay weesu waaw mooy na 18 ans bi ngay wax noonu man pour man ay naxee mbaay la parce que li tax ma wax loolu ci télé bi nga koy gis te télé yi paa yi ñoo ci concentré wu jamono ji ba tubaab bi ñëwee ba gis ne télé bi paa yi mag ñi ñoo ci concentré te débat la mën nañu contrôler aussi seen doom ndax ñooy toog di ko seetaan ensemble dégg nga ñooy seetaan encore débat yi la ñuy seetaan ñu ne déedéet loolu du solution te ñun dañoo bëgg ñoom ñu bon te pour ñu bon foog ñoom ñu suivre foog xale yi génération mu suivre nañ leen ko partager si télé yeeg si kii ordinateur yeeg internet bi fépp bañ nañ ko ba ci écran yi léegi télé yi nouveauté yi sax dañ ci def léegi côté emplacement bi nga am ordinateur la pour nga jéem a bon génne la Game Boy yeeg jeux yi pele yeeg yëpp ñu génne la ko tegal la ko technologie baa ngi dox fu nekk ci lépp ci cadre bi nga xamante ne du defar de bon WhatsApp beeg yëpp di dox léegi nag moins de 18 ans yi si télé nga koy gis doo ko gis si internet bi man bu dee gis ngeen ko wax la ma ko maanaam ci moins de 18 ans doo ko gis benn yoon ñu affiché ko ci internet bi ci film internet yooyu yu fay jaar ak yëpp duñ ko fiy affiché ci télé la te télé paa yi ñoo koy seetaan xam naa la mel xam nga moins de 18 ans dafay fekk mu nekkoon démb la woon démb moins de 18 ans jigéen ñi 18 ans buñ ko amee dañuy xalaat sax dañ bugaat ci la ñuy gën a defar seen toogaay dañ naa am naa 18 ans nag 18 ans nag naa bàyyi sama xel nag sama bopp parce que léegi la ma góor ñi di ma soxla te kat sama yaay dafa am lu muy xaar ci man te kat suba dañ ma war a jébbal bi ma jébbal lan la ñuy gis ci man waa léegi tey 10 ans xale yu jigéen bu 10 ans mooy am doom waa léegi may leen ma rek dañ koy analyser xale bu jigéen bu am 10 ans mu am doom 18 ans maanaam 17 ans léegi dafay am 17 ans doom day am 7 ans day mën a wax kon léegi moom ku jigéen ki am na 17 ans doomam am na 7 ans mu toog moom naka la mën a teree doomam naan ko moins de 18 ans te moom amul 18 ans déjà foofu rek doy na foofu rek doy na mu amul 18 ans mënul tere doomam même buy tere doomam comme moom tam du seetaan parce que moins de 18 ans lañ def moom am 17 ans moom du seetaan te am na doom bu ne léegi nag buy wax te kon ko du seetaan kon nag jamono doy na waar léegi comme daal di leen remercier seen analyse yi am na solo trop aussi di wax aussi parents yi ngeen bàyyi xel aussi seen njaboot parce que série yi ñuy génnee fii lu si bëre aussi fiction la kiy bind série bi est-ce que aussi kooku julit la aussi loolu aussi il faut ñu poser question ndax jàpp naa ni aussi julit suy bind aussi dina xool loolu xam ne aussi islam am na fu mu koy nangoo ak fu mu koy bañee dina ko jéem a. mais foofu sa dogguma la gis nga ci nite rek. nite ñun du ñu ay mala. ay nit lañ ay doomu aadama lañ. amul benn religion. buy accepté mbon. waxuma la julit kese. mais ci religion cadre religion rek laa lay wax. amul benn religion bu lay permettre. ngay dem di def naka su dul noonu. amul. kon nag ñoo koy bind bu dee am nga religion. même bu dee sax amoo religion am nga aada rek. sa ngor rek warulaa may yéen yi nga koy def. waaw loolu la parce que li nga wax ni moom lay wax rek comme ni nga ci wax nii. parce que tey jii booy jaay sa produit yi
da ngay mooy li ma wax dëggal fen bi. xam nga tey jii boo dee jaay sa produit ngay woo ay nit di def naka su dul noonu doo bëgg doo ci yedde kenn. du dëgg. voilà maanaam mosoo gis benn yoon. nit taxaw ne. kaay leen jënd li may jënd baaxut. fii moom Sénégal amu fi. dégg nga mooy li may wax rek maanaam rabu àll boo gis rek. golo la waaye golo boo gis rek rabu àll la waaye du rabu àll boo gis golo la. dégg nga macha allah comme loolu la ñu amoon suñu premier thème bi di kontaan si analyse bi ngeen def macha allah am na solo bu baax a baax suñu deuxième thème bi nag xam naa comme temps bi xaw nañoo xoj tuuti ñu jëm see développer vite fait. deuxième thème bi aussi si lu mu concerne mooy accident yi faral di am. ñu gis ne plupart des accidents yi am yëpp ñu koy causé aussi ay apprentis lay doon. waaw léegi loolu aussi ban jàngat ngeen si wala ban jàngat ngeen si am daal. ndax nekk na lu doy waar nit ku loo xam ne chauffeur nga yow nga am responsable bu mag ngay jël oto boobu noonu ki nga koy jox amul sax permis muy dem di causer ay affaires yoo xam ne kenn comprendre ko ay accident yu doy waar loolu aussi ban jàng ak ban solution aussi nañ si war a mën a jël Aziz. waaw foofu noonu man dama koy gën a xóotal xam nga tax ma koy gën a xóotal du ma sax tàmbale ci apprenti ba damay tàmbale ba ci ñuy joxe permis ya ba ci ñi les formateurs mooy les auto-école yi ndax da ngay gis par exemple nit di ñëw di jàng si oto dafa nekk loo xamante ne kenn waru koo foye ci fànn yépp nag ki jàng si oto yow mi koy jàngal premièrement yow xamal ngay séntu ci moom na am permis rek mais yow xam-xam ba mu war am d'abord am na waxuma ñëpp a koy def de mais xam-xam bu mu war a am yow defoo ko ci moom yow l'essentiel la koy admiloo rek loolu nga koy jox la nga yaakaar ne xëy na lii bu ci nekkee moom lay admis loolu nga koy jox deuxièmement aussi des fois ñun ñëpp xam nañ Sénégal nu muy doxee nit dina dem defi auto école yaa ngi comprendre norme yu mu waroon jaar ak fu mu waroon jaar jaaru fa yaa ngi dégg ñëw jël ñu jox ko comment dirais-je permis bi deuxièmement aussi mooy poids lourd yii man dama gis benn affaire gis nga un responsable da nga koy maanaam am na ñoo xamante ne na ma yàlla baal du question soxor nag mais am na ñoo xamante ne jaruñoo jox permis ndax nit ku rekkul un responsable gis nga permis psychologiquement sax dañoo war di introser nit ki di xool psychologiquement fan la toll ci xel balaa nga koy jox permis ndax nit koo xam dafay yëpp ay nit bakkan dafa fort maamu bakkan dafa fort ba tax na booy képp koy jox permis di ko jox permis ëllëg ci biir mu war a yóbbu ay nit kooku war nga koo jàngat war nga mën a def ay moom ay cours ba xam moom côté mentalité bi fan la toll yooyu yëpp dañ ko war a xoolaat saytu loolu bu ñu ko saytoo ñu ñëwaat aussi ci environnement bi gis nga suñu yoon yi maam gars yi dawal fii sax ay jàmbaar lañ xam nga tax ma ne ay jàmbaar lañ ndax xoolal tali yi ngay gis fii yëpp xoolal pneu pour nga gis ay panneau d'interdiction wala signalisation yi wala panneau yaa xam xoolal tali bi signalisation yi fa ne pour nga gis ko sax problème la passage aux piétons pour nga gis ko ci tali yi sax suñu tali yi problème la troisièmement da ngay ñëw fekk territoire bi nga xamante ne moom la nit ñi war a jàll ñu gaare fa ay camion nit ñi fan la ñuy jaar ci kaw tali bi la ñuy jaar tout récemment rek am na fii ci unité 10 Kër Massar unité 10 ñetti xale yoo xam ne dañoo war a defi examen bac ñu ne benn xale lañ ko jox benn camion mbalit boobu xale yi ñu ngi dox ci kaw tali bi parce que camion yëpp gaar nañ ci kaw territoire yi waa ji fekk leen foofu rek bomb leen xale yi noonu lañ bañ a defi jee seen examen kenn ki sax maa ngi dégg yàlla na ko yàlla yërëm bu dee loolu mu am awma ci nag information yu fiable mais nee na kenn ki sax dafa mujjee décédé mais bu dee loolu am yàlla na ko yàlla yërëm mais loolu métti na trop mais loolu nag autorités yi ñoo ñuy jàppale ci loolu te nag waa jeune unité 10 yi wax nañ carrément ne def nañ ci ay démarches dem nañ à la gendarmerie dem nañ mairie pour def démarches yi pour dénoncer li nga xamante injustice la mooy camionneurs yi di nga xam ne ñu ngi taxaw ci kaw territoire yi ba nit ñi amuñu fi ñu taxaw troisièmement mooy école bi nga xamante ne école publique la ay xale kese di fa jàngee ñu ñëw ba ci buntu école ba di fa gaare xale yi bu ñuy génn sax du ñu xam luy ñëw droite duñu xam luy ñëw gauche dañuy ñëw rek génn kon lii yëpp dañ ko war a dénoncer nit ñi xam ne danger bii moo fi am ci réew mi mbir mi du ci chauffeur yi kese du ci chauffeur yi ci lañ yaa ngi dégg autorités yi ci lañ ñay joxe permis yi ci lañ maanaam les formateurs ci lañ
donc man loolu laay wax ci loolu pour bañ a guddal comme émission bi tamit xam nga temps bi ñuy kii bëriwul donc loolu laa mën a wax pour gàttal waaye amoon nañ leneen loo xam ne war nañ ko mën a développer. macha allah am na solo Bécaye. waaw Mabou di bég bu baax a baax ci thème bi nga wax. muy mu tënku ci accident yi di am ak yooyu. waaw man bi may wax maanaam que mooy que. xam nga permis diplôme la. diplôme la comme yeneen diplôme yi. ku ko am nga war ko sagoo. waaye nag xam nga diplôme tey jii boo koy am yow ba nga jàngee école da nga def ay année balaa ngay soutenir mu ngi noonu ay at la mais noonu daf xel dafa mënta nangu nga jàng oto 6 mois nga dem wuti permis 1 an nga dem di yore oto dawal gis nga ka lay jàngal dawal bala jàng ba mu la jàngalee 6 mois nga dem wuti permis gisatu la nga dem ba bés day jot mu romb benn diw mu romb nit bi ne ko ni yow ki nga doon jàngal dawal léegi mu yor oto day tiit danaan mu yor oto léegi xam nga tax muy tiit day xam ne ne carrément yow waroo yor oto parce que li mu war a def ci yow def ci yow nit dañ koy jàngal ko dawal ba libéré ko bu njëkk loolu la woon maanaam da ngay nekk ci camion wala ci oto wala dara ngay jàng dawal patron di la jàngal wala sa papa di la jàngal ba mu ne la carrément demal nga wuti permis am xaalis am confiance yow am confiance ci yow mais léegi da ngay jàng léegi sax permis dañ koy jënd da ngay toog sa kër nga yónnee xaay ñu joxe permis bu ñu joxee permis nga doogee dem jàngi dawal waaye diplôme naka lay jiitoo naka lay jiitoo pratique c'est catastrophe lu mënul nekk c'est impossible léegi nag encore corruption bi dafay bëri mooy nu fu bëree mooy lan da ngay def benn dégât bu ndaw ñu téye la xool sa permis nga joxe ab weccet ñu bàyyi la nga dem sa yoon waaw mais ñun kañ la ñuy avancer boo demee ci yeneen dëkk yi boo demee ci dëkk yi mag yi dem naa Mauritanie ay dëkk mooy koñ yi mooy mbedd yi ndaw yi ngay gis mu am tëli nii ñu def fa dóor daan mais seen yoon yi seen mbedd yi seen tëli yi mag yi nii tëli yëpp amul dóor daan xamoon tax parce que dañoo organiser ñun nag dañuy defal 1000 dóor daan parce que ñun organiser wuñu gis nga parce que ñu ne dëkk boo demee ci dëkk nga fekk goudron yi ñu def ko ay dóor daan ni jàpp nañu ne dañoo dof wéeruñu parce que fu ñu war a dawee nànk dañ fay dawee bu baax fu ñu war a cédé passage bi nit ñi jàll dañuy accéléré te gis nga jamono ju ñu toll nii léegi da ngay tiit sax ci oto yi am na oto yu bëri transport yaa ngi fi ay tata ay yu bëri ba da ngay dugg ci biir mooy bis yi ndaw yi boo ci duggee mun nañ def 1 heure temps ci benn bërëb nga boo leen wax boo bëggee ñu gën a taxaw nee la waaye yow dawalal nga dem sa nga dawalal sa oto boobu yàgg nañ fi boobu nag la ñuy gën a taxaw dégg nga ndi comme ne da ngay liggéey transport di yóbbu ay doomu aadama ba pare nga li toroxal ci kaw yoon bi xam nga loolu tam war nañ koo seet ñooñu nan lañ jàng gis na permis boo koy jàng boo def auto école dañ lay jàngalaat discipline dañ la koy jàngalaale code de la route discipline bi moo la koy jàngal dégg nga céder les passages bàyyi distance kenn du seen yoon newatu ci léegi Sénégal da lay tooñ njëkk laa mer doy na waar fii pour ñu organiser affaire bi fii Sénégal fii dawal bi il faut que à point permis à point ñu pratique ko daal di koy def bu ñu ko defee sévère ci encore nguur gi bàyyi armée bi génn sévère ci li nga xam te mooy permis à point comme def nañ caméra yi ak permis changé nañu exilé li nga xam mooy à point yi daal loolu aussi li nga mujjee aussi am na solo bu baax a baax aussi comme képp ko xam ne def nga ay délit si conduite aussi ñu màkk la ay point pour aussi soo eggee si mais foofu nag gis nga permis à point yi donc dafa am lu fi ci xew parce que permis à point aussi du n'importe comment nga ko mën a instaurer fii Sénégal xamul tax parce que tali normes yi tali amul fi dëgg la yow mbaam yaa ngi traversé nag yaa ngi ci àll bi ci biir dëkk bi te nag yi ñaata accident yi lañu mën a causé te pourtant autorités yi dañu ko war a régler te réglé wuñu ko mais nag warta doxantu ci biir dëkk bi Kër Massar ñëpp xam nañ ne nag yaa ngi ci biir dëkk bi donc moo tax ma ne la mbir mi pour régler ko ci état bi lay tàmbalee d'abord les autorités ñoom ñoo njëkk a jóg bañ def li leen war imposer population bi ñu def li nga xamante ne moom la leen yoon may mais bu dee tamit li ak yëlefu nit ñi ñoom respecté wuñu ko bëgg nit ñi respecté ñoom seen loi du dem moom mooy yoon am na loo xamante ne dëgg-dëgg population bi mënu ci dara autorité ñoo ci mun dara waaw donc mooy li ma la wax léegi man ba ci tali yi sax
seen comment dirais passage piéton yeeg yaa ngi dégg mooy panneau de signalisation yi daal yooyu da ngay gis fii Kër Massar boo ci gisee benn balaa ngay gisaat beneen yàllaa xam donc loolu laay amoon lu may waxee di ko tëj donc ñu ngi signalé heure bi jot na comme di remercier aussi ñu ñuy suivre si Sen STV di leen fàttali aussi ngeen abonné di bës si cross pour mën a jot suñu vidéo yi nga xam ne ñoom ñooy faral di am si suñu site bi di remercier aussi suñu invité yi Bekay Dafe ak Aziz Camara macha allah li ngeen fi def rek am na solo di leen remercier aussi di leen jox dig daje ba beneen émission si fii si Sen STV macha allah.